salaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñiy topp seen chaîne Texcom TV Bamba tey dañu ñëw seet si monsieur Moussa Boury Sall mu nekk coordonnateur du mouvement Ensemble pour Joal Fadiouth Ngazobil monsieur Sall ñu jox la nga présenté wu. waa asalaamaaleykum askan wi asalaamaaleykum mbokk waa Joal Fadiouth man maa ngi tudd Moussa Boury Sall dëkk Joal di coordonner le mouvement citoyen Ensemble pour Joal Fadiouth Ngazobil. voilà monsieur Sall est-ce que mun nga ñëw wax li nga xam ne moo sabab création wu seen mouvement boobu. waaw maa ngi lay sant di la gërëm Ensemble Joal Fadiouth Ngazobil maanaam mu ngi jóge ci benn volonté benn génération bu nga xam ne nii ay góor ak ay jigéen depuis at ak lu ko topp ñoo taxaw seetlu ndax suñu commune Joal Fadiouth Ngazobil mu ngi dox comme ni ñu buggee mu àgg ci développement urbain est-ce que jumtukaay yi fi war a am nañ fi pour ñi fi dëkk dundee ni mu ware ñu seetlu secteur yu bari ñu jiite ko ci secteur de production yi xool ko bu baax wàllu napp bi nga xam ne moo bu ñuy wax économie Joal Fadiouth ñëpp moom la ñuy xalaat même su dee du compétence transférée aussi am na lu muy andil commune bi parce que ñi ëpp di liggéey ci commune bi moom la ñuy ci la ñuy yëngu pêche bi en tant que tel mais pêche bi en tant que aussi les activités de transformation de poissons et les activités commerciales ñu xool bu baax est-ce que mu ngi dox selon les normes ni mu waree ñu xool tourisme bi est-ce que Joal niñ ko xamee woon comme une destination privilégiée de tourisme est-ce que mu ngi dox ba léegi ñu xool wàllu transport bi nuñ ko organiser Joal bu ngeen jëlee transport interurbain bi ak transport urbain bi transport bi dem ba Jifeer est-ce que Joal mu ngi ci profiter réellement bu ñu jógee ci secteur de production secteur commerciaux yi ñu dem marché yi xool ndax marché yi ñu ngi dox ndax ñi fa nekk ñu ngi am satisfaction ndax air yi ñu leen jox ñi nga xam ne ni ñu ngi jaay ñu ngi koy def ci dans les meilleures conditions de salubrité mais bu ñu paree loolu ñu dugg ci secteur yi nga xam ne ni c'est la ñuy wax les secteurs sociaux ñu xool environnement bi ñu xool ne vraiment Joal environnement bi moo doy na waar Joal am na problème carrément de gestion de la salubrité publique ñu xoolee environnement bi ñu xool wàllu wër-gi-yaram est-ce que jumtukaayu faj yi fi nekk mën na permettre que ne nit ñi faju ni mu waree ñu xool centre de santé bi poste de santé yi ko wër ñu jóge ci loolu dem xool éducation bi école yi élèves yi classe yi loolu yëpp bañ ko daan def dañu yaakaaroon ñun andi suñu wàll ci defar commune bi dañu xooloon ne boo bëggee jàppale nguur da ngay xam fooy teg sa loxo bañ seetloo loolu nag liñ ci jàngat mooy Joal mu ngi ci benn processus bidonvillisation bu mag ville de Joal bi ñu doon wax léegi bidonville la nekk parce que boo demee ci yokk-yokk yi am xool nañ ne en moins de 10 ans Joal jóge na ci 35 000 habitants dem ci 55 000 habitants te ñu ci ëpp ay sanc yu bees lañ dem nañ ba takkaloo la communauté rurale de Nguéniène ci njànd ci dëkkuwaay te ñu ne amul benn mesure d'accompagnement ni ci sécurité ni ci environnement ñu xool fajukaay yi ñu xam ne Joal wàllu faj bi sooxe na torop centre de santé bi boo fa demee dafa mel ni day waaj a daanu am na ay problèmes réels d'accès aux services surtout les services maternels n'est-ce pas et infantiles boo demee ci wàllu sécurité bi yëpp Joal benn gendarmerie la amul police amul sapeur pompier te population bi mu ngi gën a yokk nekk ci zone yu nga xam ne nii c'est des zones maintenant d'insécurité boo demee ci sites yi ñuy transformer poisson yi da ngay xool conditions yi nit ñi di liggéeyee da ngay ne ñii est-ce que ñu ngi les normes minimales de salubrité n'est-ce pas et de production amuñu fa ñoom ñoo ko waxal seen bopp programme boobu bañ ko tëggee nag ci lañ ne ñun il faut ñu gën a taxaw suñu commune te li ñu seetlu Joal 10 dernières années yii dafa nekk ci wàllum xëccoo politique bu méttee. monsieur Sall ñu gis nga def benn diagnostic bu am solo bu profond d'ailleurs mais yéen diagnostic boobu bi ngeen ko defee ba pare léegi nan ngeen jàpp ne noonu ngeen koy matérialiser. waaw xam nga
dëkk ak nuñ ko mën a ak nuñ ko mën a tuddee muy commune muy département yi nga xam ne ni ñaari ordre collectivité territoriale yi ñoo fi am ci réforme bu bees bi bu 2003 bi nguur moo ko moom donc lu nit di def ci dëkk rek nguur lay jàppale muy association bi muy service bi nguur moo tënk lépp ñun bu ñu defee suñu diagnostic ba pare dañu réfléchir ci yan mécanisme la ñu mën a jaar pour defaraat commune bi relever niveau bi naka la ñu war a mën a def pour que problème environnementaux yi am problème sanitaire yu am problème éducatif yu am problème de gestion de la production artisanale des produits de pêche yi am problème mu emploi de jeunes bi am problème mu insécurité bi am problème mu mobilité bu am problème mu avancée de la mer bu am naka la ñu war a def ba am benn programme intégré boo xam ne buñ ko tegee commune bi dina suqale ñu ne accès à la seule et unique conclusion c'est aller présenter le programme aux populations et recueillir leur suffrage lors de ces élections municipales qui vont venir et développer ça. Voilà yéen kon da ngeen di dem élection mais kan mooy seen candidat. waaw dama bëgg fàttali loolu fenn lenn rek pour nit ñi bañ see def ay confusion ñun bu ñuy taxawal mouvement ensemble Joal Fadiouth Ngazobil ak ñi ko laloon ñëpp kenn xamu si woon wala kenn waxu si woon ne moom dafa bëgg dem candidat élection municipale élection locale yi bu ñu toogee ba jël décision ne mouvement bi ak ni mu tënkoo ak ñi ko seq parce que mouvement bi même bu dee benn génération moo ko tënk dañu yeneen génération yi dañu gaaw a fekk si donc aujourd'hui nous avons un mouvement transgénération n'est-ce pas pour dire plurigénération ay suñu mag a mag ñi nga xam ne ñoo ñu mag fuuf ak ñi nga xam ne nii ñun ñoo leen mag ba ñu gisee idée bi gis idéal bi gis motivation yi en moins de 15 jours am nañ benn masse critique si Dakar si diaspora bi ak si Joal ñoom ñooñu njëkk a ñaax nañu nag jot na ngeen laaj baatu askan bi Joal loolu moo tax ñu jël suñu décision comme ñëpp sans autant faire la différence ci ñiy ñëw si fu ñu bokk ak fu ñu jóge que ne ñun dañu bëgg dem si suffrage bi si élection locale yi pour mun a defar suñu gox. léegi yéen kan mooy seen candidat. waaw loolu beneen processus la aussi ñun bañ ñëwee ba agsi foofu aussi toogaat nañ xalaat ne waaw ñun kan moo ñu jiite kan mooy doon suñu candidat si élection yi boobu aussi ñu defaat beneen réflexion ñu ne nañu jël ay critères si suñu biir wala si suñu biti bu ñu gisee ku mun a porter mouvement bi sàlloo ak critères yi ñuy teg ñu jiital ko sans mu am coow démocratiquement ñu ne ki ñuy war a jiital war na nekk boroom xam-xam non seulement mu am jàng mais xam-xam bi ñuy wax ak jàngam bi carrière professionnelle am wone ko ñu ne ki ñuy jiital war na nekk ku jub nga xam ne ni fa mu jaar si wàllu association si wàllu carrière am kenn musu ko faa n'est-ce pas toppe dara si wàllu jubadi ñetteelu critère bi ñu ne ki ñuy tànn na fekk mu bëgg Joal ba Joal gënal ko bëpp terroir bu mu mës a nekk n'est-ce pas si la ñu joxe communication bi ñuy xool di saytu weer ak lu topp ba ñu am benn consensus si ku ñuy wax Mamadou Ndiaye duma leen ko présenter. mais Mamadou Ndiaye boobu est-ce que waa Joal xam nañ ko. bu baax xam nañ ko bu baax a baax mu amul nit boo xam ne nii nag ñëpp dinañ la xam mais bu ñuy wax centre d'intérêt développement de Joal ñi dugg seen loxo yëpp xam nañ Mamadou Ndiaye Mbour ju xam la dëkk fii la jànge fii la ko yàlla defaree teraanga mu dem Dakar liggéey fa ba léegi mu jiite le service n'est-ce pas régional de la BHS de Thiès bañ ko waxee aussi moom lim ñu tontu mooy ñun ñoo àndoon di def liggéey bi bu ñu àggee fii
ngeen méngoo ne man ngeen bëgg ma jiital lu ngeen ma yen dinaa ko yenu leneen li mu si tegal aussi mooy man jiitewu ma dama bëgg ñëpp ànd ñu liggéey parce que li ngeen may wax nii sax keneen si yéen mënoon na ko jiite mais li ñu bëgg a wax nit ñi mooy amuñu benn nit ko nga xam ne nii dafa tëbe fele ñëw ne man la sudul man du keneen may jiite ay nit ñoo booloo def seeni gëstu def seeni diagnostic toog ak moom mu ne ko yow lañ ci yaakaar ne projet bi bu ñu jiitee mun nga ko jiite mu nangu ko moom fëggul buntu kenn ne leen kaay leen jiite ma donc ndax xam nañ ko ndax xamuñu ko boo duggee tey Mbour Dioukham dugg Ndubaab dugg Njong dugg Sañ nga dem ba xaar yàlla nga laajte nit ñi ndax xam ngeen kuy Mamadou Ndiaye nañ xam ndax xam nañ ko nit ñi nag ni ñuy bëggee ñu xamee nit ak ni ñu xamee Mamadou Ndiaye bi dafa am différence Mamadou Ndiaye deful politique Mamadou Ndiaye nekkul koo xam ne nii day def ay meeting donc politiciens yi nga xam ne nii ñoom 360 jours sur 360 dañuy def politique ñoom ñëpp xam nañ leen et sur l'image et sur les télé ñun xam bi ñu bëgg ñu xam ko mooy que Mamadou Ndiaye est dépositaire de compétences et de qualifications pour relever le défi du développement de cette ville ñun ku koy xam loolu lañ bëgg nga xam ko n'est-ce pas te loolu boo duggee ci biir nga xam na xam nañ ko bi ci des mooy mouvement ensemble bi nga xam ne nii moom moo ko jiitee ñu prépositionné ko pour mu dem ci élection yi dañ ci woo ay borom xam-xam yu mag dañu ci fekk ñoo xam ne nii bañ ko déggee dañ ñoom li ma laaj lañ ñu njëkk a laaj kan mooy seen candidat ñu ne Mamadou Ndiaye ñu ne ñu ngi suñu loxo mu ngi ci biir ay ñoo xam ne nii ñëpp ut nañ leen ñu toog seen place ba ñu déggee ñun suñu projet yi dañuy ñëw ànd ak ñun ndax ci dolli ñu am ay délégation yu jógee Dakar Yaraax yeneen délégation jóge Thiès nañu su ngeen soxlawul ñun jox leen ñu loolu suñu yaram da ci daw moo tax ñuy leeral foofu ñun dugguñu ci politique pour faire de la politique politicienne ñëwuñu parce que ay élections locales opportunité la pour faire une carrière politique ou pour faire un tremplin professionnel dañu dugg partant d'un diagnostic lucide et objectif des situations de cette commune te nag ñu yaakaar ne dina doon responsabilité bëpp doomu waa Joal tey muy sàggan di xoole ba commune bi teguwaat ci ay loxo yu nga xam ne nii dañuy delluwaat ginnaaw ku waxul ne commune bi dellu na ginnaaw bon leneen nga gis sans vouloir verser vraiment dans un esprit de subjectivisme. léegi ñu gis ne au niveau de la commune candidature yu bari na am na ñoo xam ne déclaré wu nañu mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci suuf di waajal quoi mais cette multiplicité de candidats boo xam ne ci commune bi pour une même cause est-ce que jàppoo ne suñu fexe woon mun a booloo dina ëpp njariñ pour la commune. waaw xam nga politique nag moo demee noonu ñi nga xam ne ni dañuy nekk ay professionnels politiciens nekk ci seen parti di xeexal commune am seen ambition démocratiquement kenn amul droit wax leen ne bugg leen du ngeen doon candidat du dëgg surtout nga jóg ci parti politique di liggéey ci parti politique def ci say activité dem ba ci ñuy waaj a élection nit jóge fële ne la toppal sama ginnaaw loolu politicien du gaaw a dugg ci boppam boobu benn constat la donc démocratiquement li Abdou Diouf waxoon jàkka jaa ngi ne le ku mun na nodd ñaareel bi mooy on est dans une dynamique Joal fi mu toll nii ñu wax ko ñu bëgg koo wax soxlaatul individualisme même ñun ensemble on n'a aucune prétention que nous sommes les meilleurs dañu ne projet bii la ñu teg ñi fi nekk nag ñu ne dañoo bëgg mairie bi aussi am nañ rafet njort ko ne am nañ projet bu baax pour defar Joal mais dañu nekkul ci dynamique bu nga xam ne nii kaay lee ñu ànd gañe ñu seddoo ñi ñu bëgg àndal te ñi ñu nar a àndal
mooy ñi am conviction ferme que ne Joal Fadiouth Ngazobil situation bi mu nekk moo ëpp doole foofu seen intérêt seen carrière politique et seen carrière professionnelle ñun ñooñu la ñu bëgg a àndal ñun bëgguñu ànd ak ñi nga xam ne nii dañu ne kaay ñu dem pour ma dekk maire wala pour am naa occasion fii am si benn tremplin dañu bëgg àndal ñi nga xam ne nii dañu gëm ne projet bi ñu tëgg teg ko si ay base yu leer moom lañ koy doxalee. beneen bi ma jox la benn exemple bu ndaw Joal Maas léegi ñu bëgg si juróomi at doo demee Fadiouth ndox a ko wër amul ndox demal Fadiouth nga xool ni nit ñi di sonne pour am ndox demal Joal tey Joal mooy capitalu ndoxu teen loolu dafay wane ne amuñ benn dynamisme dañu am benn absence de solidarité face aux questions majeures qui interpellent la commune de Joal Fadiouth. jox la benn exemple Joal Fadiouth mu nga xam ne ni pratiquement àgg na 60 000 habitants di polariser en termes si district sanitaire bi Nguéniène yenn îles yi di référé si Joal Fadial nekk fii Joal amul maternité léegi mu mat juróomi at amul ambulance médicalisée maanaam jigéen ñi fu ñuy wasine amuñu ko yow naka nga ko mën a expliquer est-ce que c'est un déficit de compétence ou c'est un manque de solidarité des habitants de Joal xam nga la ñu leen war a bañ moytu ñuy accuser à chaque fois les responsables politiques ne parce que maire bi la waaw parce que état bi la santé maintenant est la santé communautaire population ñooy jóg dëggu ànd ak autorités yi ñu ne problème mu santé bii ñu am ñun mën nañ ko régler dinañ ko régler waxuma la nag nga dem tan ba fa ñuy lakk jën yi nga xool situation jigéen ñi amul électricité maanaam bu timisee jigéen ñeeg seen doom yëpp si dëndam la ñu nekk donc loolu mooy responsabilité képp ku nekk si ñun la ñu ne am nañ occasion si élection locale yi di ñëw ñu changer situation bi ñan ñoo mën a yëkkati askan bi ak ñoom ñu ànd defal ñun ñi ñu bëgg a àndal lecture boobu lañ bëgg mu am si Joal. maintenant pluralité de candidature bi politique moo demee noonu waaw te li am ba des mooy am na ñu bëri nee nañ ne candidat lañ xamuñ ndax dinañ doon candidat parce que seeni mécanisme de désignation n'est-ce pas ñun nag dara tënkuñu yoon rek moo ñu tënk te ñu ngi siy def suñu warugar. monsieur Sall mais ba léegi gisaguñu seen mouvement bi mu def benn action grand public. ah si ñu ngi def ay action ñun amul bés bu jot ak week-end bu jot ñu ngi si terrain bi di wax ak nit ñi ñu ngi def ay action bu baax a baax suñu stratégie nag suñu stratégie de communication suñu stratégie de politique ku ñu intéressé mu ngi ñuy suivre dina xam di invité ñëpp nag di profiter si sa question bi di invité ñëpp le 31 octobre fii boulevard Ablaye Wade Mbour Diokham suñu déclaration de candidature si suñu candidat Mamadou Ndiaye foofu li ñu jot a samp li ñu jot a liggéey ku ñëw dina si teg bëtam boobu la ñu jàpp te bu ñu weesoo yooyu am na yeneen action yu mag a mag action d'envergure comme ni nga ko waxee dinañ ko def xam nga wàllu politique wàllu politique ak communication benn bruit bi jaru ko waaw benn activisme bu à outrance bi jaru ko am nga projet boo gëm ne yow baax na am nga candidat boo gëm ne mën na ko porter demal présenter ko wax askan bi du ñenn nag mooy ñi yeewoo si kër yi ñi nekk si liggéeyukaay bi ñi nga xam ne ni am na fu ñu taxawee ay seeni borom ñooñu waxal ak ñoom bu ñu la gëmee yàlla mun na si def n'est-ce pas sutura parce que xam nga lan moo ñu gën a métti si commune bi dañ koy tekkaleeg léegi ak yeneen commune ñu naan xool leen commune Sandiara ñu naan xool leen commune Malicounda ñu naan xool leen commune Yeumbeul Sud fàtte Joal Fadiouth Ngazobil te boo xoolee bu njëkk Joal lu tax sax territoire am toll lu tuuti nii ndax yeneen ñi ko yoroon ay communauté rurale lañ Joal moo nekkoon l'épicentre dans le département de Mbour aujourd'hui la capitale des villes
bu 14 août jotoon 15 août jotoon di nga ko xam bu 2 février jotoon di nga ko xam bu Toussaint jotee di nga ko xam léegi Joal est aux oubliettes waxuma incompétence su kenn la nag mais c'est une situation vécue réelle visible têtue moo nekk fii loolu moo ñu tax a jóg. waaw lan moo doon sa dernier mot. waa di kontaan bu baax xam nga dafa am lu juddu ñenn ñi gën ñu koo bëgg looloo tax dañu bëgg a gërëm bu baax a baax la population de Joal Fadiouth mais bu baax a baax surtout ñi nga xam ne ni dañuy xàmmee seen bopp si ni ñu jëlee approprié mouvement bi si saa si def ko seen jëfu bopp suñu téléphone yi xoolal nekk day sonné tous les jours population de Joal Fadiouth gëm nañ bëgg bi ñu bëgg Joal te bu si yàlla àndee situation bi ak mouvement bi mën na changer au-delà de la commune de Joal ñu ngi gërëm waa diaspora bi ñoom suñu source de motivation particulière parce que ñaax yi ñuy ñaax ak xelal yi ñuy xelal ak liñ si jàppee di gërëm ñi nga xam ne nii ñu ngi si région yi waa Kaolack gis nañ li ñuy def waa Dakar gis nañ li ñuy def waa Mbour gis nañ li ñuy def donc kaddu gu mucc gi mooy waa n'est-ce pas waa Xombol ñëpp ñi ñuy oo di ñu marqué seen solidarité di ñu naan yéen yéex ngeen jóg ñooñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant quartier yi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant mu ñu ni lum quartier yi mais am na ñoo xam ne ils sauront que def nañ liggéey bu am solo gërëm nag jotagul parce que yëpp ñoo ko moom ñëpp dañu nekk ci yoon ñëpp ci yoon bi lañ nekk kenn ëpp ci sa morom dayoo donc du gërëm sax mais gën a sedd xol bi ñuy seddal suñu xol ci liggéey bi ñu def njukkal boobu lañ leen di jox di oo ñëpp nag ne leen nañ ñu uy si le dimanche 31 octobre à partir de 16h ci boulevard Ablaye Wade bi suñu candidat ñëw ñu gis ko mu def déclaration am ñu gis ko ñu ànd defar Joal Fadiouth asalaamaaleykum wa rahmatullah